Mama Khadija Bay Masajono 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 Mama Khadija Bay Masajono 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 You sorry Naaj bu tàng bi yaa ngi yëngu sa njaay di yaakaar sa borom You sorry Naaj bu tàng bi yaa ngi yëngu sa njaay jubal sa palaas ba yow soo xëyee naaj bu tàng bi yaa ngi wulloo yónnee ma tijjiite yow soo xëyee naaj bu tàng bi yaa ngi yëngu sa njaay di yaakaar sa borom yow soo xëyee naaj bu tàng bi yaa ngi yëngu sa njaay jubal sa palaas ba yow soo xëyee naaj bu tàng bi yaa ngi wulloo yónnee ma tijjiite Mam li wóoroon na si man soo ñëwee ma ne baas ma Mam li wóoroon na si man soo ñëwee ma ne baas ma Bilay masa joono si yëgg nga yaa sa njabootoy yow daal masa joono si yëgg nga yaa sa njabootoy ni bàyyi woleen fàtte woleen yaa ngi wutalu leen teraloy 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 Bay woleen fàtte woleen yaa ngi wutalu leen sagaloy 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 Masajono yow de waaw Khadija Bay Masajono 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 mbokk yi xarit yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu fi leen daan nuyoo alxamis ji jot ci waxtu wi ci seen rajo bi di sunu kër FM la première radio africaine de Los Angeles wala sax de Californie ki ngeen di dégg kàddoom di Seydina Omar Ba seen mbokk seen xarit seen compatriote
ñu di leen dikkee seen waxtaan wi di chronique hebdomadaire bi ñu duppee waxtaane sunu réew ñu leen di sant baax a baax di leen gërëm ci teewlu bi ak ci yitte ji ngeen jox jotaay bi te muy jotaay boo xam ni lu ñu fi dégg rek njariñ moo ko tax a jóg donte mën nañ ko déggee ay déggin yu wute waaye déggin yu wute amul problème ci réew amul problème ci àdduna bu fekkee ni ñi développé dégg-dégg yooyu dégloonte nañ ci seen biir jamono gi ni nag ñoo xam ni comme ni ma ko doon waxee ci benn post fan yee nit ñi dañuy déglu léegi pour tontu waaye déglu wuñu pour dégg comme buñ ko waxee ci français les gens écoutent pour répondre et non pour comprendre loolu nag buñ demee ba toll fa dafay mel ni discuter du fond day xaw a jafe maanaam li yitteel askan wi dëgg-dëgg waxtaane ko day xaw a jafe ndax ki nga xam ne dafay déglu pour tontu ñaar la ci jublu benn mu bëgg wane xam-xamam wane ni moom nii la toll wala mu bëgg humilier ki nga xam ne kii moo doon wax te ñaar yooyu benn amu ci solo benn du ci jëmale am réew kanam loolu nag bari na fan yi ñu ngi koy seetlu fan yi sax gàtt na ay at yi ak contexte bi ñu nekk sax c'est un contexte général moo xam ni xuloo ak weddente ak weerante ak werante ak waxante lu ñaaw defe naa moo gën a fës bokk bu ñu jëlee li ñu gis ci média yi média yi nag damay faral di wax ni du Sénégal ndax ñu ne ci média yi di wax ñu néew lañu ñu jot ci média yi di wax ñu néew lañu réseaux sociaux yi sax nga xam ni jàpp nañ ni ñu bëree ngi ci waaye ñu ëpp ci Sénégal nekkuñ ci réseaux sociaux yi dama koy faral di wax kon image bi nga xam ne moom la réseaux sociaux yi di dégager ak média yi nga xam ni ñu ci bëri buzz la ñuy wut maanaam siiw ak gis leen ma ak dégg leen ma ak maa toll nii ak maa mel nii loolu bu mu tax ñu fàtte lii nga xam ni mooy Sénégal dëgg-dëgg mooy réew mi te ñu ko dëkkee nekkuñu ci loolu ñu ngi ci leneen tal nañu leneen foofu nag moo tax ma xalaat ni war nañoo am rafet njort ci suñu réew lii may rafet njort bi mooy certes yaa ngi gis lu doy waar de xew ci média yi ak réseaux sociaux yi ñu waxante yu doy waar waaye da ngay xam ne rek li nga koy muñe mooy nga xam ni ñi ëpp ci sénégalais yi l'écrasante majorité des sénégalais ils sont pas dans ça nekkuñu foofu ñoom ñu ngi ci leneen kon nag am yaakaar ni réew mi lu baax dina fi sax te saa su nekk ñu baax dinañ fi nekk di def lu baax di ko wax loolu defe naa dafa war a am optimisme bu mu installé ci ñun loolu rek moo tax ñuy wax ndax léeg-léeg comme ñëpp danañ gis loo xam ne dañu découragé loolu dafay am ci nit doomu aadama moo mel noonu léeg-léeg nga gis ci li ngay jëf di ci dox di ci wax gis ci loola naqari loo xam ni da nga naan sax est-ce que lii may def vraiment jar na ko est-ce que vraiment jar na may yàq sama temps ak sama jot ci loo xam ne lii xëy na peut-être jaru ko waaye loolu ki am patriotisme bëgg réewam du ko loolu mën na koo traverser waaye du installé wu ci moom yàlla ñu yàlla defal sens du dépassement boobu ndax bari na ñu may jokkool ñoo xam ni léeg-léeg ñu wax ma ni ñoom pare nañ ci Sénégal dootuñu ci wax ndax dañuy gis ay défin yoo xam ni ak comportement yoo xam ni da ngay jaakaar ni sax xëy na réew mi moo bëggut a dem waaw waa Sénégal ci boppam ñoo bëggut a avancer waaye loolu man dama jàpp ni gis-gis la rek parce que kenn bëggut a arrière ci sa dund kenn bëggut a stagner ci sa dund nit ku nekk defe naa de prime abord mën nañoo jàpp ni lu baax la bëgg dafa bëgg avancer dans sa vie waaye avancer nag dafa am yoon dafa am aussi ay principes ak i valeurs yu ko war a baliser parce que bu dul loolu
arrivisme lay doon boo xam ni mboolem li ñu dal ci réew mi ak ci doxalinu réew mi loolu moo ñu ko teg te nit ki su fekkee il est prêt à tout pour arriver à ses fins il sera prêt à tout y compris à sacrifier ce qui est fondamental ce qui est essentiel sacrifier même son pays pour arriver à ses fins am nañu ko ñu dul hésiter di def loolu kon loolu introduction la woon rek pour vraiment encourager waat ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi dox ak a wax lu jëmale réew mi kanam ñu gën koo yokk buñ ci décourager buñ ci tay parce que am réew bu fekkee ni mënoo jëf lu ko jëmale kanam mënoo wax lu ko jëmale kanam yaakaar naa kon yow sa nekk ci réew ma sax yaakaar naa war nañ ko xoolaat yow ban njariñ kon nga amal réew mi su fekkee wax nga man del wax su fekkee jëf nga man del jëf su fekkee wax ak jëf man nga ko nga boole ñaari loolu defe naa mooy le minimum bi ñu war a xaar ci sénégalais bu nekk kon bu ñu décourager bu ñu tàyyi lu mën a xew nañu continuer di défendre suñu réew di wax lu baax ndax nit fan yee rek maa ngi dégg kuy wax lu am solo mu ni vraiment bu fekkee lu bon dafa siiw ba tasaaroo c'est parce que ñu am lu baax wane wuñ ko wala bokk may ñu leen xëy na fuñ ko wanee waaye donte may ñu la foo ko wanee yow fi nga toll saxal ci loolu saxal ci lu baax ndax loolu mooy li durable wax ju baax wax ju rafet donte ay critique la sax donte opposition la donte wax ni d'accorduma ci nangam la loolu mooy li durable mooy li mën a wéy ndax beneen attitude boo mën a jël aussi mën naa am buzz dans un premier temps comme ni ñu koy waxee waaye mënoo caa dëkk ndax lu mu doon dañ koy nettali kon nag nettali bu baax moo gën waaw kon booy wax mbaa ngay jëfal lu baax rek sëñ Touba nag daf daan wax ni moom référence bu mag la wax dëgg yàlla ci suñu réew moo tax ma di ko citer dafa wax ni maa ngi leen di sant di leen digal ngeen nekk ci li ngeen war a nekk waaye ni mu ko waxee dafa ni na ngeen di ànd ak ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci li ñu war a nekk lu ñu néew tey daw ñi nga xam ne nekkuñu ci li ñu war a nekk lu ñu bari kon nekk ci mbir wéet ak bari ca moo ci yem bu fekkee yaa ngi ci dëgg jàpp nga ni li ngay def baax na continuer ko yàlla mu ngi lay gis mbokk yi tey nag dama bëggoon ñu waxtaan ci loolu sax day sofu ci li ma introduire muy lu jëm ci kaddu mbokk yi kaddu ak fonk kaddu cim réew ak cib société mbokk yi baatangoog boo xam ni dafa woyof ci wax muy kaddu boo koy wax noonu dafay oyof ci wax waaye dafa diisaay bi tax na ñàkk a fonk kaddu indil nañu problème yoo xam ni ci réew mi ci wàllu valeur ci wàllu éducation yàq yu mu yàq yoo xam ni ñàkk a fonk kaddu à un certain niveau et à une certaine position moo ko indi mbokk yi kaddu mooy li sos àdduna boo koy xool ndax yàlla dafa wax ni bi nga xamee ni bëgg naa créer lu mu doon àdduna maanaam la mu njëkk a créer rek lu mu mën a doon dafa ni ko nekkal mu nekk boo demee sax fi ñu ko waxee da ngay ci alxuraan ak ci yeneen téere yi da ngay gis ni yàlla baatu wax la jëfandikoo waaw dafa ni bi mu bëggee amal nangam dafa ne ko amal mu am kon loolu mooy la parole c'est le début de toute chose kon wax dafa diis li tax mu gën a am solo nag mooy boo xoolee wax fi muy jógee dafa sore maanaam lameñ moo ko supporté waaye lameñ dafa nekk ci biir gémmiñ lameñ ay bëñ tëj ko ba noppi tuñi ñëw tëj ko ça veut dire que bala ngaa wax li ñu naan tourner la langue 7 fois dans la bouche avant de parler loolu mu ngi sax gën a appliqué wu ci engagement booy jël
du caageen wax nii rek wax ci mbedd mi ñu ne la saa yooyu wax da ngay tourner sa langue cette fois déedéet loolu c'est pas ça liñ ci jublu mooy bala ngaa jël benn engagement wala ngay jël genn kàddu goo xam ni da nga koy yëkkati te mu jëm ci nit ñi loolu da nga ko war a xoolaat bu baax a baax ndax dafa diis kàddu dafa diis léeg-léeg ma dégg am ñuy ginnaawal société africaine yi naan c'est des sociétés de l'oralité mais l'oralité est la base de toute chose wax moo sos lépp moo jiitu lépp waaw ndax yàlla bi mu bëggee amal lépp dafa ne ko amal mu am kon bind dund nañ ñu lu yàgg bind di soog a mën a am mais wax ci boppam moo doon li doon sceller les relations entre les individus d'une société donnée mbokk yi oralité am taxawaay bu am solo ci Afrique rawatina nag ci suñu réew mi di Sénégal mbokk yi ay nit bu ñu seqaan ci réew mi daawul jar ñu di ko bind déedéet du ko jar parce que ku ci nekk rek jàpp nga ne yow li nga wax sax moo la gën a tënk ci li ñu bind waaw li nga wax ba sa nawle dégg ko mu dugg ci noppam mu jàpp ko yow itam nga jàpp ko loolu moo la gën a tënk sax que li nga xam ne dañ ko bind loolu moom mooy cosaan ci suñu réew loolu mooy valeur fondamentale bi nga xam ni moom la ñuy battre en brèche de plus en plus dans ce pays mag mu baax dafa wax ni boo xasee ba ni maani wala nga ni man maani nangam boo xasee yekk sa kàddu rek ni maani ñaar moo ci mën a xew soit nga wax ba yeew sa bopp wala nga wax ba yeew nit ñi wax ba yeew nit ñi nag mooy wax leen loo xam ni tënk nga leen ñu di la xaar pour nga def ko loolu mooy yeew nga nit ñi ndax nit moom li nga ko wax rek tant que gisu la nga jëf li nga ko wax rek engagement bi nga jël ci moom lay téye loolu mooy yeew nga nit ñi ñu ngi lay xaar waaw wax nga ba pare waaye jëfa ci topp ñu ngi lay xaar kon yeew nga nit ñi wax ba yeew sa bopp nag mooy wax ba dugal sa bopp mooy wax ba wax loo xam ni yow xam nga ni mënoo koo def kon dugal nga sa bopp parce que yeew nga nit ñi ñu lay xaar ci loo xam ni da nga ko war a def te yow bi nga koy wax wala bi nga ko waxee ba pare xam nga ni mënoo ko def wala sax bi nga koy wax loolu li gën a garaaw sax mooy bi nga koy wax xam nga ni mënoo koo def te doo ko def loolu moo gën a garaaw mbokk yi ndax bu fekkee da nga jël engagement yàlla dogal mënoo koo def xëy na am na ay circonstances yu tax mënoo ko woon a def loolu mën nañ ko nangu waaye nit lu mu wax daf ko war a nar waaw avoir l'intention de faire quelque chose waaw mag mu baax ci réew mi dafa am ku ñëw ni ko diw de yow wax dëgg yàlla ni nga mel amoo morom ndax yow loo wax def ko mu ne ko man de xam naa ni loo wax def ko de yàlla rek moo ko man waaye man mii de duma wax lu ma narul waaw nit loolu foofu la war a taxaw yàlla rek moo man lépp li mu digee mu def ko waaw yàlla rek moo ko man waaye yow mi nga xam ni doo yàlla te nit dong nga dangaa war loo wax wala loo digee rek nga nar ko nga am intention bi parce que boo amee intention bi soo ko deful sax ki nga ko seqal mën na ko comprendre te yàlla dina la ko nangul parce que yàlla dafay wax ni jëf ci intention yi lañ koy juger waaw jëf ci intention bi lañ koy juger bañ nañ ko ba boy julli sax soo amul intention julli sa julli baaxul julli li muy am solo nga jóg ni dama am fas naa yéene julli waxtu sangam boo ko waxee ci sa làmmiñ wala boo ko fasee ci sa xol loolu amu ci solo mais en tout cas intention bi dafa nekk obligation waaw bu fekkee amoo intention def ko sa julli baaxul loolu ñëpp d'accord nañ ci ak li julli am solo woor noonu la soo amul jëlul intention bi fas ko yéene boo ko defee baaxul c'est pas valable aj Makka noonu la asaka noonu la loolu mooy l'islam mais diine ju mu doon joo xam ne ji yàlla moo ko wàcce monothéisme dañuy bëgg intention bi rafet waaw intention dafa am solo ci jëf kon nag booy wax di jël engagement dangaa war ni
man kat lii may jël engagement nar naa koo def bëgg naa koo def su fekkente ni am naa kàttanu def ko waaye li gën a garaaw may wax loo xam ni yow xam nga ni mënoo koo def te doo ko def mukk c'est extrêmement grave mbokk yi wala nga wax loo xam ni ëllëg génn nga ci mais kenn mënut a tax wax lu tax nga génn ci lu dul intérêt waaw loolu dafa am loolu nag moo bari ci réew mi fi mu ne nii maanaam nit wax loo xam ni dafa xëy génn ci mais biñ ko xoolee ba xool ko intérêt am moo tax mu génn ci intérêt personnel am waaw du cas de force majeure du dara lu ko côté mën a tenir lu dul intérêt boppam bu mu gis feneen fu dul fi mu jëlee woon engagement bi c'est tout loolu mbokk yi bu fekkee ni ci biir société bi rek dans la vie de tous les jours dañ koy defante ci suñ biir c'est extrêmement grave mais c'est encore plus grave su fekkee ni dafa nekk à un niveau supérieur maanaam ñi nga xam ne ñoom la ñu wóolu ni entre guillemets ñoom la ñu wóolu ngir ñu doxal suñu société ñu doxal suñu réew ñu doxal suñu état plus précisément foofa nag la kaddu amee solo ndax mbokk yi ki nga xam ni dafa bëgg représenter son peuple ñun démocratie représentative lañ am démocratie représentative mooy lan ma répété ko mooy mënuñoo àndandoo 14 millions de sénégalais yi yëpp mënuñoo àndandoo di doxal réew mi mënut a nekk pëccoxoo boobu day du de réew mi day mënul nekk waaw pour faire court loolu mënut a nekk démocratie représentative mooy ñu délégué ñoo xam ni dañ leen di sant jox leen souveraineté jox leen mandat ngir ñu doxal tel ou tel domaine dans le pays loolu mooy la démocratie représentative waaye ñi nga xam ni ñoo bëgg a doxal bu ñu ñëwee di laaj baatu askan wi lu ñu leen di wax nu ñuy def dañuy wax ak askan wi mbokk yi wax boobu moo scellé le contrat moo ko scellé d'abord avant ñu koy bind ci kayit avant ñuy dem ci texte yi wax boobu nga ñëw wax ko say nawle ni leen dama bëgg ngeen jox ma seen kàddu ngir ma taxawal leen assemblée wala ngir ma taxawal leen fii wala ma defal leen lii wala ma demal leen fii wala ma demal leen fa loolu mooy sa kàddu gi la engagé ndax nit ñi ñëwoo jox leen contrat ñu signé la ko ñoom itam joxuñu la contrat ngeen signé ko ci campagne électorale déedéet c'est un contrat moral d'abord te contrat moral wax moo koy tënk ñëw nga ni man kat man na ma taxawal askan wi bu ngeen ma falee dinaa def nangam ak nangam ak nangam mais nit ñi mënuñu la juger que sur ta parole moo tax wax parole am solo mbokk yi ci réew wax parole dafa am solo dafa sacré waaw ndax moom mooy sceller le contrat moral entre les administrateurs et les administrés entre les élus pour faire plus large et ceux qui élisent parce que li ngay wax ci temps campagne électorale 3 semaines lay durer loolu kan moo mën a waat ni li nga wax lépp di nga ko def déedéet yow ki sa bopp yow miy wax yow yaa ko mën a yow yaa mën a am intention ni wax dëgg yàlla lii may wax kat lii mën naa ko cee def lii mën naa ko cee def lii mën naa ko cee def wala lii may wax sax duma ko def loolu c'est dans ta conscience mais nit ki c'est difficile dans une campagne électorale nga ñëw di wax donte sax léeg-léeg nag wax dëgg yàlla ñiy fal tamit am fu ñu amee tort parce que léeg-léeg nit ñëw wax la loo xam ni yow wóor na la ni lii mënut a nekk wóor na la ni lii mu lay wax mënut a nekk te du ko def loolu tam am na fi nag wax dëgg yàlla waaye loolu man certes mën nañ ko ñaawlu mën nañ ko condamner mais ki nga xam ne kii moo jël initiative am ñëw di wax askan wi lu dul dëgg kooku moo gën a responsabilité moo gën a rëy quand même mënuñoo di condamner peuple bi naan leen da ngeen gëm ay nax mais ki nga xam ne il est à l'origine de ça ki nga xam ne mooy indi nax yooyu di ko wax kooku quand même mënuñu ko yemale ki ñuy nax donte ki ñuy nax mu ngi nangu ñu koy nax waaw bu ñu defee hiérarchie ci ñaar ñooñu da nga xam ni ki nga xam ne moo ñëw di wax loo xam ne gëmu ko di wax loo xam ne du ko def di wax loo xam ne naru ko kooku moo ëpp responsabilité lu yàqu ci parole publique kooku moo ko yàq mbokk yi waaw
ndax nag moom lañ investir du mandat de représenter le peuple. Parole publique mbokk yi dafa discrédité wu ci suñu réew. Parole publique nag dafa confondre maanaam dafa jaxasoo ak li ñuy wax parole politique. daanaka sax mënoo def différence bi parce que en réalité ñi nga xam ne ñooy ñoo yor la gestion des affaires publiques ñi ci ëpp c'est ñi ci ëpp doole bokk c'est ceux qui sont investis d'une mission politique. ku wax suñu la natt gëm sax dañ naan waxi politicien la baatu politicien nag ma ñëw ci tuuti entre parenthèse wax ni mooy baat bi ma gën a soof ngeen baal ma ci mboolem li may dégg ci domaine boobu. Politicien mooy koo xam ni kii politique mooy métier mais mbokk yi politique du métier. boo nee mécanicien ñu ne kooku kat lii mooy liggéeyam. électricien ñu ne kii kat lii mooy liggéeyam. chauffeur ñu ni kii kat lii mooy liggéeyam. agriculteur ñu ni kat lii mooy liggéeyam. ingénieur ñu ni kii kat lii mooy liggéeyam. mais mbokk yi politicien nit ñi ñoo ko créé. certes am na ci dictionnaire bi mais loolu c'est un abus de langage mbokk yi. politicien warut a mën a nekk parce que nit ki dafay am métier ba noppi ñëw ñu jox ko mandat mu exercer ko au nom de la collectivité jariñ ci réewam loolu mooy politique. J'accepterais qu'on parle d'homme politique ou de femme politique mais politicien kuñ ko wax da ngaa war a gas suuf si dugg ci mais non seulement duñ gas suuf si dugg ci mais ñoom ñoo koy revendiquer. man politicien la waaw politicien la mbokk yi loolu ça montre à quel point nous avons une lecture biaisée de ce qu'est l'action publique et l'action politique te ñun ñëpp nag ñoo ko bokk am boobu gis-gis bu déformé parce que même peuple bi ci boppam dañoo accepter loolu nit ki ne naa la man politicien la am na ko doon campagne fan yële ci élection yi passé slogan bi mu jëloon mooy jëlee fi politiciens yi cooli ni kur fu mu ko waxee ñu ne ko loolu mënut a nekk mais attendez loolu man jàpp naa ni lim ci jublu mooy ñi nga xam ne dañoo jàpp ni politique c'est une profession nekk fi depuis 30 ans depuis 20 30 ou 40 ans di dunde politique waaw di dunde ñaqu gor yi ci réew mi ndax dunde politique mooy loolu ndax yow koo xam ne doo fay ndox doo fay courant fi nga dëkk doo ko fay booy déplacé wu ñu xalal la jox lay avantage yu dul jeex ngir rek dañoo soxla sa expertise dans un domaine bien déterminé mais soxla wuñu la pour nga nekk un professionnel de la politique parce que du métier faluñu kenn normalement faluñu kenn teguñu fi kenn pour mu def li fi ñu ko teg mu def ko métier déedéet dafa am lu ñu gis ci yow xëy na am métier moo doon def am ca xereñ ñu ni kat boo ko defee buñ la joxee mandat di nga ko mën a jariñe réew mi normalement noonu la war a demee mais di revendiquer un statut de politicien loolu c'est une aberration boo xam ne bii wax dëgg yàlla c'est devenu c'est accepté voilà accepté nañ ko nit mën na taxaw ni politicien la dara du ko ci fekk ak dérive yi mën a indi yëpp ak connotation bi mu am yëpp voilà kon ma fermer parenthèse boobu dikkaat ci kaddu mbokk yi kaddu suñu réew mi malmené nañ ko fii budul benn du ñaar te ñi ko def ñi ci jëkk mooy ñi nga xam ne dañoo yaakaaroon ci ñoom ñuy sàmm seen kaddu parce que nit ñi dañuy xool ci ñoom xale yi dañuy xool ci ñoom ndax itam ñoo nekk ci kaw entre guillemets ka ca jiitu mooy président de la république mi nga xam ni duñu dikkaat ci waxi mandat bi waaye fokk ñu cof ci tuuti ñaata yoon la ni dinaa wàññi mandat bi di la ko 7 indi ko 5 ans du ma dugaat ci débat boobu parce que ku nekk xam na ni président amoon na moyen wàññi mandaam donte conseil constitutionnel indi na fi wax fi un avis xawma décision
les experts juridiques et les techniciens ñëw embrouiller peuple bi wax bani c'est le Conseil constitutionnel qui a finalement dit au président qu'il ne pouvait pas réduire son mandat. Mais lolu lolu sax nañ ko d'accord. Nañ d'accord lolu. Man ci sama bop goma lolu mais admettons que Conseil constitutionnel mako wax. Mais président le côté démissionné moo koy fonk sa kàddu war na laa yóbbee loolu waaw war na laa yóbbee nga tekki sa ndomba tànk ngir respecter sa kàddu te walaay bu ko tekki woon bu demaatee élection mën naa gagné waaw ndax day doon lu fi musta am ngir lu mu jaralul kenn ci ñiy def politique waaw respecter sa kàddu jaralul kenn ci ñiy politique lu tol noonu te kon moo ko fi njëkk def te kon bu boobaa nit ñi aussi dinañ am beneen estime ci moom xam naa nag ni ko conseiller dañ ni ko boo fi démissionné bu ñu élection waatee mën ngaa bañ a gagné mais respecter sa kàddu à un certain niveau dafa war a primer sur tout le reste parce que boo convoqué la loi ni loi bi moom ko interdire tout ça mais loi bi interdirul kenn mu démissionné voilà. Bi ci des aussi mooy gouvernement bi nga xam ni teg nañ ko gis nañ ci loo xam ni man dama ne woon affaire gouvernement bi duma ko commenter parce que ñoo xam ne dañ leen fii soog a teg loo ciy commenter la xamul waaw te itam amul benn surprise parce que nit ki itam boo amee seetlu di nga xam ni li yitteel président mooy mu amaat deuxième mandat loolu itam wax dëgg kenn mënu ko bañal. waaye nag liñ ko mën a bañal nag mooy mu utiliser nag les moyens de l'État tous les moyens de l'État et tout le gouvernement rien que pour cet objectif-là loolu aussi loolu dañ ko war a bañ waaw mënuñu koo bañal bëgg deuxième mandat bu fekkee sénégalais yi wóolu nañ ko ñu falaat ko ci jàmm aussi ci jàmm waaye aussi élection yi jaar aussi ci fair play jaar ci yoon ñi bëgg a dem élection yëpp te mën a dem te loi bi permettre leen ñu dem ñu yóbbu leen élection bañ a mettre les bâtons dans les roues de qui que ce soit bañ a écarter qui que ce soit loolu mooy tax ñu am des élections apaisées et sincères waaye du gouvernement bu bees wala gouvernement de combat wala nu ñu ko mën a tuddee loolu du caagin loolu moom mooy maye victoire mais su fekkee da nga cee boole di tëj opposants yi nga xam ni yëpp mën nañ la inquiéter invalider candidature ñi nga xam ne ñëpp mën nañ la inquiéter évidemment que mën nga am beneen mandat mais ce ne sera pas un mandat boo xam ni c'est issu d'une élection sincère te loolu dañ ko war a xeex loolu dafa war a nekk la plus grande lutte le plus grand combat de ceux qui sont épris de paix sociale et de stabilité dans ce pays te loolu président moo ko war a njëkkee ndax moom réew mi su amul jàmm du ko génn waaw ay wi du ko weesu waaw kuy indi lu dul jàmm ci réew mi ay wi du la weesu ndax am réew mënoo faa indi aw ay ba noppi ay wa di la weesu ndax moom réew nga jiite woo meneen réew kon réew mi jàmm moo la jig moo jig waa réew mi moo la jig yow tamit yow mi nga xam ni yaa nekk ci bopp réew mi kon ci gouvernement bi ma dikkat mooy loo xam ni am na nomination boo xam ni du sax ku ñu nommé ci gouvernement bi mais ci benn structure institution bu am solo ci réew mi ci lañ ko nommé mooy ki nga xam ne mooy rakki président de la république man bi ma ko déggee sax am na ñu doon wax ni du moom ma def ci tekk ma tey parce que léeg-léeg désinformation day am mais il est confirmé désormais que rakki président moom la ñu nommé au niveau de la caisse de dépôt et de consignation taxawaayu boobu ëtt nag ci réew mi am gi mu am solo xajul ci émission xajul ci chronique déedéet loolu dama leen di bàyyi rek ngeen dem ku ci nekk mu gëstu xool li nga xam ne taxawaay bu am solo bi nga xam ne boobu institution am na ko ci réew mi jël gi ñu ko jël jox ko rakki président man ci sama bopp de prime abord ça ne me dérange pas mais li ma déranger mooy teemu waxtaan wi mooy président ci boppam dafa jëloon engagement ni du jël mukk décret di nommer son frère dans ce pays on ko waxoon décembre 2016 la ko waxoon ci Jeune Afrique ak feneen
ne li tax sama rak ji di góorgóorlu ci privé bi ak di wut lu mu liggéey dama ko xamal ni duma musa signé mukk ab décret boo xam ni daf lay nommer en tant que nga nekk am ndomba tànk ci réew mi loolu génn na ca ndax lii nommé rak ji décret bu président signé la te moo ne woon duma signé ab décret pour nommer sama frère kon il a promis une chose il a fait son contraire ok la personne même du frère man il ne m'intéresse pas outre mesure parce que sénégalais la boo xam ne am na droit bu fekkee ni dafa bëgg ku ko fal mu dem laaj kàddu askan wi ñu fal ko d'ailleurs il est maire d'une commune il a un certain nombre d'autres responsabilités électives loolu mënoo koo bañal kenn parce que loolu xëy na moo ko xeex sans doute le statut de frère du président am na lu mu ci joué mais ala kulli alin ñi ko fal mooy askanu woowu mu jiite foofu ci commune bi mu nekk ñoo ko fal loo ci mën a wax aussi ñoo ko fal kon loolu aussi dañ ko koy nangul mais leneen loo xam ne lii day jóge ci président mooy ay privilège di ay yaatal yoo xam ni président moo koy def ngir rakkam gën a am place bu ñoŋ loolu la ñuy ñaawlu ci réew mi donte président moom mooy nommé aux fonctions civiles et militaires loolu moom mooy li ko loi bi may ci réew mi yoonu dëkk bi moo ko may mais am na loola yoon may te ngor mayu la ko te aussi il n'était pas obligé de faire ça déedéet parce que man damay wax ni loolu nag ça n'engage que moi mooy koo xam ni kii sa frère boo bokkal ndey ak baay président de la république la xëy na mën na laa jàppalee neneen loolu sax on peut en discuter mais mën na laa jàppalee neneen nu dul exposer la nu dul yëkkati la di la teg ci barab yoo xam ni wax lay jur ci réew mi ak jeexi jaaxa ak di nga maam xel mu teey ci doxalinu réew mi bu fekkee nag loolu lañ ci jublu pour divertir les gens loolu aussi c'est une autre chose mais man gisuma lu tax président obligé de nommer son frère à ce genre de poste là amul à moins que ñu am benn agenda secret caché boo xam ne waxuñu ko mais li ma gis nii li ma observé gisuma politiquement loo xam ne moo tax ak lu mu koy indil man gisuma ko waaw am na ñu naan nag c'est pour invalider la candidature d'un tel en 2019 mais loolu ce serait quand même extrêmement grave su fekkente ni nomination à un poste aussi stratégique li tax rek mooy invalider la candidature d'un tel ou d'un tel en 2019 c'est que nous sommes vraiment tombés bien bas man nag du ma weddi dara parce que man lu ma leerul du ma ko wax mais li ma seetlu daal li may observé mën naa cee wax mais lu ma leerul du ma ci wax te procès d'intention aussi dama koy moytu waaw parce que nit ki aussi mën nay poser ay actes mais yow mën ngaa jàpp ni lii moo tax mu koy def te fekk bokkul ak li ko tax a jóg kon loolu moom moo tudd rafet njort rek waaw ñaaw njort nag baax na waaye man damay bëgg di rafet njort léeg-léeg jàpp ma ni dañoo jël kooku teg ko foofu ngir mu invalider ay candidature en 2019 parce que loolu ce serait vraiment une insulte au peuple sénégalais bu jógee ci président am na ñeneen ñoo xam ni ñu ngi yor ay ndomba tànk ci réew mi ku mel ni président Assemblée nationale ci toujours fonk sa kaddu en 2007 bi muy présenté wu dafa ne woon c'était sa dernière la dernière fois muy présenté wu ci élection ci réew mi 2007 ak léegi xool leen ñaata élection la fi jàll waaw xool leen 2012 nekk na député dafa présenté wu pour nekk député évidemment kon dindi na wax jam waxoon ci la mujj nekk président assemblée nationale 2017 bii nekkaat na candidat kon dindiwaat na ñaari yoon wax bu mu waxoon depuis 2007 te mooy war a nekkaat fi mu ne président assemblée nationale donc ñaari yoon yi muy nekk président assemblée nationale yëpp ci ab waxeet la ko lal waaw maanaam wax loo xam ni wax lii def leneen ci la lal ñaari ndomba tànk yi mu am yëpp depuis 2007 donc loolu c'est extrêmement grave bu ñu jógee ci kooku ki nga xam ni mooy président au conseil des collectivités territoriales moom itam dafa waxoon ni bi muy dem élection yi mujjee dem dafa ni mu gagné wala mu ñàkk a gagné day génn place bi mu nekk mooy ci parti socialiste jox ko gone yi waaw je vais laisser la place aux jeunes
2012 ba tey moo fi nekk coow li ngeen dégg ci parti bi yépp ak vraiment des tensions une crise profonde li ko indi mooy nekk gi mu nekk ci boppu kii bi boppu parti boobu ba noppi ami ambition yoo xam ni ça étouffe les ambitions des jeunes yi nga xam ni moom la waxoon ni il va leur laisser la place kon génn na ci la waxoon pourquoi parce que am na yeneen intérêt yu présenté wu devant lui mooy li ma doon wax sànq génn ci wax joo xam ni li tax nga génn ci mooy say intérêt bopp waaye du cas de force majeure du dara parce que ñi ma la fi limal ñaar ñi ma la fi mujj limal amul lenn lu ñuy dabuwaat ci réew mi amul lenn lu ñuy dabuwaat ci alal wala ci leneen déedéet dañoo war a jël seen kurus dem di jaamu ci yàlla kon ku ne sax bàyyil daf laa dimbali parce que jaamu yàlla am na foo xam ne boo fa tolloo moom nga war a salloo wala waaye waroo di xëccoo ak say doom ak say sët mbokk yi bay installer réew mi dans un climat boo xam ne bii c'est complètement délétère parce que lii xew parti socialiste ñu naan ça concerne que le parti mais attendez ça concerne le parti mais mujj na concerne réew mi parce que fi mu nekk nii suñu justice gën nañoo wax ni c'est une justice aux ordres pourquoi parce que am na ci ñoo xam ne ñii dañoo nekk ci parti boobu am position yu ñuy jël am ambition yu ñuy affiché ñu bundoxatal leen dugal leen ci kaso bi am na ci koo xam ne ba nëgën si mu ngi ci kaso bi kon mujj na concerné suñu justice te justice réew mi la concerné waaw kon bu ñu laqatu derrière un petit doigt naan lee ça concerne le parti socialiste déedéet ça concerne le pays parce que sax boo jëlee parti socialiste dafa bokk ci patrimoine réew mi politique en tout cas bu ñu jógee foofu ñu ñëw ci koo xam ni fan yi wax na ni démissionné na bi nga xamee ni reconduiruñ ko defe naa mooy doon alphabétisation ak langue nationale bu leen fàtte ni kooku démissionné woon na fi defe naa daaw la xawma waaye 1 heure après mu revenir sur sa démission maanaam mbokk yi ñàkk a fonk sa kaddu ak ñàkk respecté nit ñi ngay waxal munta weesu loolu lu toll ni ndomba tànk gu toll ni secrétaire d'État ci réew nga mën a xëy ni tekki naa ci sama ndomba tànk 1 heure après ñu am ko la woo xamu nu ñu def ak yow nga dellu si waat ci ni la ma waxoon génn naa ca mooy ce que j'appelle des démissions tactiques boo xam ne benn conviction lalu ko benn plan pour le pays lalu ko c'est des plans personnels c'est des tactiques c'est des calculs kon waxa ngi encore joo xam ni li tax ki wax génn ci mooy intérêt personnel am yu taxaw waaye leen ni réew mi nekku ci beneen exemple boo xam ni kii am na defe naa maire plateau la ngeen baal ma nag maa ngi personnalisé waaye léeg-léeg tàgge bu nekk dafa am jàppal diw léeg-léeg liyaar bi du leer il faut que ñuy préciser aussi man nag du ma tudd turu kenn ba ma tàmbalee ba tey tudduma fi tur waaye su ma waxee da nga xam ki ma bëgg a wax loolu rek laa ci jublu moo tax léeg-léeg dafay am solo précision yooyu ma apporté ko maire Dakar Plateau bi nga xamee ni référendum bi waroon naa commencé woon nañ koo junj di coow di ci wax mu ni non lay voté ci référendum bi li may wax lépp bu ngeen demee ci net bi di ngeen ko gis am na benn plateforme bu sunu news defar tudde ko waxwaxeet.com bu ngeen ci demee li may wax lépp di ngeen ko fa gis wala lu ci bari bokk mu ni non lay voté waaye bi nga xamee ni coow yooyu am na ci maison du parti ba xëccoo bi am ba ñu jàpp ci ay nit tëj leen mu ni léegi wii lay voté parce que comme ñi dañuy jaay affaire des dérives yi ñu indi ci parti bi ak di déstabiliser donc je vote oui mais attendez kon kooku voté non bi mu doon bëgg a voté kon aju ko ci 15 points yi ñu doon wax aju ko ci le fond du dossier aju ko ci li jëmale réew mi kanam wala li ko jëmalewul kanam déedéet c'était purement pour se faire entendre parce que naka ngay mën a aje décision bu toll noonu ci ay soubresauts yu am au niveau de la maison du parti c'est trop léger ça veut dire que yaa ngi doon wut bunt pour génn ci li nga waxoon te amoo ko nga jaar ko fii ngir def waxet
lii aussi kon di loo xam ni kii daf ko def parce que ay intérêt am taxaw na waaye du cas de force majeure encore une fois wax ci loo xam ni da nga caa génn te du cas de force majeure beneen exemple a ngi buñ ko toppee duñ fi jóg ancien premier ministre moom bi nga xamee ni élection conseillers yi defe naa loolu la woon mu ngi doon jub si su ma juumul dafa wax ni mënuñoo nangu xel munta nangu ngor sax munta nangu ay nit bokk ci benn coalition ba noppi kii di am candidat parti bii di am candidat bee di ko am ci même gox bi waaw loolu la wax te booba ndekete moom lal na plan pour nekk candidat ca Grand Yoff ngir contre fa koo xam ni du ma tudd dërëm mais xam ngeen ku mu doon kooku sax daf ko mu ju gagné maanaam wax na publiquement ni candidature moom du poser candidature am waaye quelques jours après mu génn ci wax ji parce que soit demandé nañ ko en haut lieu wala ay intérêt am taxawati na mu ngoog intérêt day dikk à chaque fois te intérêt yi yëpp kat boo ci xoolee réew mi doo ko ci gis comme li mag mu baax doon wax nee na nit a ngi jëf ñu bari li ñuy jëf boo ci génne woon lii seen intérêt personnel dara dootu ci des waaw nee na sax nit léeg-léeg sax jaamu yàlla sax la wax nee na léeg-léeg nit di jaamu yàlla sax boo ci génnee intérêt personnel am dara du ci des parce que yow bu fekkee da ngay jaamu yàlla pour ñu gis ko ni kii kat mën naa jaamu yàlla mais loolu c'est presque 100% de ton intérêt personnel ta glorification personnelle kon mbokk yi bu ñu ko toppee duñu fi jóg tey waaw bu ñu toppee ñi fi waxoon dindi wax ji duñu fi jóg tey waaw ak ñi nga xam ne lañ doon défendre démb lañ doon xeex démb moom la ñuy défendre tey waaw ñooñu moom ñoo ci ëpp sax waaw nekk ci barab sax la nga doon défendre démb mënatoo koo défendre waaye ngeen noppi sax teg ci lamiñ loolu sax mën nañ koo comprendre loolu lâcheté la certes mais mën nañ koo comprendre mais wëlbatiku di yëkkati sa kàddu di défendre le contraire de ce que tu défendais hier loolu moom saaga sénégalais yi la moom waaw loolu c'est une insulte à l'intelligence des sénégalais te yaakaaruma ni nag sénégalais yi seen xel gàtt na wala seen mémoire gàtte na noonu xëy na nag gisuñu leen ñu réagir parce que aussi peuple bu nekk dafa am ay réflexes ci boppam waaw bu ñu xeeb peuple sénégalais waaw bu ñu ko sous-estimer parce que bu ñu excès bay wax yenn liberté yi yenn avancées yi sur le plan démocratique peuple bi la certes am na leader yi ci dox mais leader amul solo ab leader amul benn solo amul benn contenu su fekkee ni y a pas un peuple en face leader amul sens bu fekkee ni yow dong si tu es tout seul tu es leader de quoi tu es leader de rien si tu es tout seul tu es dirigeant de quoi tu diriges rien tu diriges peut-être ta propre personne mais peuple bi c'est le fondement te loolu la ñuy fàtte saa su nekk waxeet yeeg wax di ci génn wax doo ko nar wax doo ko def loolu yépp jiital say intérêt personnel la bàyyi intérêt peuple bi kon mbokk yeeg xarit yi maa ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di vraiment rafetlu topp bi ngeen ñu topp di gis bu baax a baax intérêt bi ngeen ci am ak réaction yi yépp wane na ko lu ci jub ngeen xam ni ci yàlla la lu ci dëng ngeen xam ni ci man la parce que nit ki li muy wax ak li ko passionné ak li ko yitteel ci lay mën a waxe wala mu def ci ay erreur te l'erreur est humaine waaye li ñuy yitteel mooy lépp loo xam ne lii buñ ko waxee wala ñu def ko Sénégal dinañ ci jëlee njariñ ñu bokk ci ñun ñëpp jëlee njariñ loolu rek mooy objectif bi ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm di leen dig daje alxamis bii di ñëw bu ci yàlla àndee di leen ñaanal kenn ku nekk ci yéen fu mu nekk Sénégal wala bitim réew wala fu mu mën a nekk yàlla fekk ko fa xéewal jox ko la muy wut maa ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf
Mama Khadija Bay Massa Jono Massa Jono Massa Jono Mama Khadija Bay Massa Jono Massa Jono Massa Jono yow sooxee naaj bu tàng bi yaa ngi yëngu sa njaay di yaakaar sa borom yow sooxee naaj bu tàng bi yaa ngi yëngu sa njaay jubal sa palaas ba yow sooxee naaj bu tàng bi yaa ngi wulloo yónnee ma tijjiite yow sooxee naaj bu tàng bi yaa ngi yëngu sa njaay di yaakaar sa borom yow sooxee naaj bu tàng bi yaa ngi yëngu sa njaay jubal sa palaas ba yow sooxee naaj bu tàng bi yaa ngi wulloo yónnee ma tijjiite mam li wóoroon na si man soo ñëwee ma ne baas ma mam li wóoroon na si man soo ñëwee ma ne baas ma bilay Massa Jono si yëgg nga yaa sa njabootoy yow daal Massa Jono si yëgg nga yaa sa njabootoy ni bàyyi wooleen fàtte wooleen yaa ngi wutalu leen teraloy 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 ni bàyyi wooleen fàtte wooleen yaa ngi wutalu leen sagaloy 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 Massa Jono yow de waaw Khadija Bay Massa Jono Massa Jono Massa Jono yow de waaw Khadija Bay Massa Jono Massa Jono Massa Jono yow de waaw Khadija Bay Massa Jono Massa Jono Massa Jono yow de waaw Khadija Bay Massa Jono Massa Jono Massa Jono yow de waaw Khadija Bay Massa Jono Massa Jono Massa Jono yow de waaw Khadija Bay Massa Jono Massa Jono